jërëjëf sëñ bi ñu bàyyi la nga jox ñu tur beeg sant bi daal di nag nuyoo internet sans limite ak Dakar Buzz la seetaan. waaw tur bi mi ngi nekk Elimane Seye nekk doom ci paa bi. waaw maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp yi nga xamante ni moom mooy télé yi fi ñëw ak site yeeg internet mbokk internet yi ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax. di leen dalal naan leen jërëjëf. jërëjëf mu mel ni rek ab njàkkare moom moo tax nga woonu te mooy rek sa wajur bu góor di wuti turu Mamadou Seye suma juuma dafa jot jël li nga xamante ne moom moo di vaccin contre li nga xamante ne moom moo di coronavirus vaccin AstraZeneca ni ki le 12 mars 2021 mais nag ngeen seetlu ne jamono jooju ginnaaw lu ñu ko jëlee ci la daanu feebar ndax mën nga ñoo digtal naka la mbir mi demee en détail. waaw yaakaar naa ne paa bi ku ko xam ku si nekk gis na ko ci activité mi ngi actif le 12 troisième mois 2021 bii nii la jël vaccin bi nga xam ne moom la ñuy wax AstraZeneca bi mu ko jëlee moom la tëddal ba ci guddi gi mais ba ñu yeewoo ñu ngi koy fekk mu daanu ci néeg bi suñu tijjiwul woon dañuy fekk mara d'Italie leneen day am ba ñu tijjee nag si lañ ko gis mu daanu ñu jël ko évacuer ko en urgence à l'hôpital de Yeumbeul fi nga xamante ni moom la defee vaccin bi ba mu ko évacuer foofu noonu quelque temps ñu def premiers soins yi après si la ñuy yabalee ambulance boo xamante ni il n'y avait même pas de médecin boo xamante ni mi ngi ci biir ambulance bi amul ñun kese ñoo nekk ci ginnaaw ambulance bi dem defal ko scanner tourné waat indi ko ñu ne ñun ko delloo suñu biir kër bañ ko delloo ci biir kër bi nag ñu gis ne paa bi mi ngi mel ni kuy dem si lañ ko jëlee évacuer ko yóbbu ko hôpital Dabakh Malick bu Parcelles gars yi jël ko en urgence ñu siy dépensé xaalis bu bëri yaakaar naa ne bu nekkoon beneen famille la tamit dinañ sonn trop parce que famille ay famille diminuée lañ nekk loolu noonu ba ñu ci gisee ne vaccin bi la le 12 damaa retourné waat fi nga xam ne moom mooy hôpital bi nga xam ne la vacciné woon dem pour amaat confirmation ak certitude ci kanamu médecin bi ma fekk fa médecin chef Dieye bi nga xam ne moom moo nekk à l'hôpital de Yeumbeul il a confirmé que ni paa bi effectivement vaccin bi la vacciné wu fii nii te c'est à l'heure te ci lendemain bi tamit la ko daaneel ñoom ñoo joxe résultat yi ne sax paa bi dafa AVC yi te ce que nous dénonçons parce que suñuy papa duñu ay kabooy kenn koo xamante ni bu nekkee ministre bi ou bien le président de la république ou bien quiconque boo xamante ni ñi ngi testé ay médicaments waruñu koo testé suñuy papa yi puisque nag le coup est déjà parti ñoom ñi nga xamante ni ñoo ko testé suñuy papa yi ba nga xamante ni daanu nañ dañ leen di wax ñun jël seen i responsabilité ñun ñëw jël seen i responsabilité parce que nous dépensons lourd ñi ngi dépensé lu bëree bëri pour pas bi jóg parce que benn partie bi dafa paralysé ñi ngi si def suñu kéemtalaay kàttan tey woo état nag naan ko ñu jóg ñëw jël seen i mesures de précaution sinon beneen soulèvement yaakaar naa dina fi am parce que def nañu ay enquête ñu bëri mi ngi leen xaw a daaneel ci yenn anam yi ce que nous alertons à l'opinion publique ne leen ñu wax ne état mu alerté loolu noonu pour mu arrêter vaccin bi nga xam ne moom la ñuy wax AstraZeneca. nga baal ma ci say kàddu dafa mel ni da nga ne sa waajur bu góor ginnaaw bi nga xamante ne la vacciné wu la daanu AVC. dafa daanu automatiquement dafa daanu sur le coup la daanu AVC automatiquement ba ñu demee def analyse bi dafa daanu AVC kanam yëpp a kii parce que ba mu commencé retrouver wu connaissance sax yàggul yaakaar naa ne bërki démb la commencé am connaissance tuuti di xàmmee nit ñi ak wax tuuti démb ak tey lañ ci commencé amay kii nii ce que nous alertons daal ñu ngi koy alerter ak état bi di leen wax ne vaccin bi nga xamante nii tubaab yi ñu ngi naan baaxul ñun Sénégal fii nii nous donnons l'exemple pour affirmer leen ne vaccin boobu noonu arrangé wul suñu parents yi te mi ngi rey suñu parents yi li tax ñu def ko nekkul parce que suñu papa li koy dal na ko pare mais pour mu bañ a dalaat keneen parce que bu ñu bàyyee mu sedd noppi tamit def benn muette boo xamante dañ koy def day dalaat beneen parent ñu ngi leen wax daal état en grosso modo ñu ñëw jël responsabilité ci cas bi énormément parce que cause bi moom la waaw. parce que waajur bu góor ndax am na keneen koo xamante ne vacciné wu na fi ci kër gi. non parce que pas bi sax moom parce que dafa respecté cadre étatique moom bañ nee état bi nee na ña vacciné wu moom loolu moom moo si doon soñu nit ñi sax di sensibiliser nit ñi ne puisque état moo wax loolu noonu ñu leen dem vacciné wu ji chaque jour que jëfee man damay yónni nit ñi sax ne leen wax leen ko bu mu vacciné wu puisque moom na am na esprit de patriotisme bi nga xamante ni état am woote na ne vacciné wu leen moom mu dem vacciné wu ji patriotisme boobu mu am ña ko état rendre xam ne ni moom moo ko tax mu daanu actuellement à l'heure actuelle état moo ko mettre au cas où parce que état moo jël yaramam def ko kabooy testé vaccin boo xamante ni baaxul ci moom kon ñoom ñeen ñëw jël seen responsabilité sinon message bi dina yegg fépp fu mu war a yegg insha allahu rabbi loolu lañ amoon ci li nga xamante ni moom la ñu leen di wax moom la ñuy wax état di alerter ki nga xamante ni moom mooy ministre de la santé Diouf Sarr yow yaa affirmé ne vaccin bi dañ ko war a continuer vaccin bi ñuy continuer nag vaccin bi baaxul arrangé wu suñu parents yi te vaccin bi ngeen njëkk a vacciné wu en première vous les autorités vaccin boobu noonu valable na baax na pourquoi vous avez changé de vaccin pour nos parents
si c'est pour tuer nos parents nous allons alerter te dinañ def soulèvement boo xamante ni incha allah rabbi bu ngeen deful réaction dinañ ko def dinañ ko ñaxtu ak nuñ ko mënti ñaxtoo dinañ ko ñaxtu si kàttanu yàlla kooku la ñu am lu ñuy wax. juste une dernière question rek te mooy ndax jot ngeen am nouvelle u paa bi jamono jii nii. waaw nouvelle paa bi parce que chaque jour que jëfee dañ fay nekk parce que dañuy permettre ñun ñëpp chaque jour que jëfee chaque jour maa ngi koy gis chaque jour maa ngi fay dem gis nañ état bi nu mu mel parce que bu nekkoon keneen kuy ñu neen ñuy tegg yaakaar lañ tegg nañ yaakaar bu yàgg mais ak suñu force ak suñu gëm yàlla moo tax yàlla xaw ñoo may sax lim ñu siy may muy amay réaction di ñëw nii te am nañ njort bu rafet ne dina dikkaat ak formam mais daal li ñuy wax alerte état mooy ñu ñëw jël responsabilité parce que koo xam ne da doon dox normal koo xam ne da doon dem kii nii ba partem di paralysé ba ni muy waxee waxam leerul ba léegi sax lañ ci ko commencé am yaakaar vous avez essayé vos kaboy ñëw leen seen kaboy yi ngeen kii nii ñëw leen ngeen jël seen responsabilité vous l'état ak ñi nga xamante ñoom le ministre de la santé Abdou Diouf Sarr ñun ñëw jël seen responsabilité ci ki nga xamante moom mooy paa bi ak ñeneen ñi nga xamante ñoom la dal loolu la ñu leen di wax te di leen âge mi ngi am 70 ans paa bi mi ngi am 70 ans la am waaw 70 ans la am fii la dëkk à Yëmbal waaw loolu la am ni te man doomam la nekkuma taawam mais suñu kër c'est hiérarchie mooy daw dañ maa responsabilisé moo tax ma mën a jël kaddu yi nga xam ne moom mooy kaddu famille bi di leen jaajëfal na leen jërëjëf ba beneen yoon incha allah rabbi